moom ñu ne du ci dal di ko faagaagal naan dañ koy teqatal dañ koy nangal dañ koy yàlla moo fi nekk keneen nekku fi yàlla bu décidé ni Ousmane Sonko day nekk président de la République du Sénégal wa rabbul Kaaba kenn mënu ci dara ñun suñu bopp duñu sax suñ ko bëggee te yàlla dogal ko du am mais dama bëgg politique nañ koy rafetal dee day am na leen xalaat ñetti fanu bàmmeel nit looy def xalaat ci yàlla nit looy def xalaat ci yàlla wallahi wa rabbul Kaaba lu ñaata million sénégalais nga jiite leen di def lu la neex def lu la saf ku wax nga jàpp ko teg ko yomal xiyaam dina ñëw wallahi yàlla dina la taxawal ñaata million sénégalais yooyu yëpp kenn ku nekk di nga taxaw layoo ak ñoom kenn par kenn ma ne day jeex jaay doole gi day jeex il faut que ça s'arrête soxna day jeex même ma tuuti rek ma dugal ci tuuti dama wax ni man lancé bi may def waxuma Macky Sall waxuma gouvernement am mais femme bi nga xam ni moom la ñu jox lii mu koy def maa ngi ñaan mbokkam yi nañ ma déglu bu baax àddina jaru ko ay millions jaru ko ay milliards jaru ko nañu ragal yàlla nañu góorgóorlu ndaw si lii muy xalaat ak lii ñu koy def loo na ko rejeté amul benn njëriñ Ousmane Sonko weñ ñuy naaw sax xam nañ ne lii ñu ko waxal dara du ci dëgg addina bi yëpp xam nañ yow yu ñàkk fayda yi sax may lan ñii dañoo ñàkk fayda quoi yow booy wax benn affaire sax nga wax loo xam ne dafa mel lu terre à terre yi mais gouvernement sax waru doxal nii ah yow Ousmane Sonko li mu wax ni xel nangu na ko waaye non man sama xol bi jeex na man daal maa ngi ñaan man daal li may wax mooy mbokk ndaw si bu ma ndaw si déggee ak ay mbokkam nañu génn ci lii complot bi doy na sëkk Ousmane Sonko moom bu soobee yàlla kenn du ko def tous ñun ñu ngi fii du ko xaar lu fi nit di baax rek nañ ko ngeer waaye yow lii mais lii dafa ñàkk fayda lii dafa teew a teer mais lii du dara yow Ousmane Sonko bés dina ñàkk fayda bay dem ci ay kër yi di taxawaalu xale Ousmane Sonko xale yi ko topp parce que gën a waaye moo xamal xale yi ko topp gën a neexee fop muy topp xale yu ndaw yi di waaye dafa ñàkk fayda sax dama ne na ñëpp génn na àddina bi yëpp génn ñu xeex lii mu jeex fii daf na ko Karim Wade daf na ko Khalifa Sall bii du jàll bii moom du jàll dara lañ ci bañul ñu ngi fii di ko xaar rek. ñu gunge ko mu dem maasé wu ñun Sonko la ñuy xaar ñu gunge ko mu dem maasé wu xanaa wax jeex na. nañ ci ginnaawam daal ci li mu mënti dugg. ñun ay sapeur pompier lañu sauver ou périr ñun ak Sonko ba 2024 kenn mënu si dara. Macky Sall fu mu laal nii na dellu ginnaaw parce que ñun l'avenir de nos enfants ñun suñuy doom moo tax ñu ñëw fi. lan ngay wax xale bu jigéen bi. ban xale bu jigéen. bi koy tuumal. pire de seconde zone boobu lan la ñuy am pour wax ko kooku est-ce que sénégalaise la sénégalaise dina comporté wu nii. ak moom dara xameewu ma ko ci Adama ak Awa mais depuis 7 ans moom tax na ma toog Pastef parce que dama gis ni nit kii ku ànd ak moom au moins di nga am xol bu sedd ne yaa ngi xeexal sa réew ndam li yàllaa ko yor bu waree falu dina falu bu waree nekk président Macky Sall nii mënu ci dara waaye nag xeex bi objectif bi premier mooy xeex pour sa dëkk nous sommes des patriotes nous sommes des nationalistes dañu gëm suñu réew nekk ci secteur d'activité yëpp xam li fa xew ñu ne dafa doy dañoo bëgg Sénégal jëriñu li Sénégal yëpp bokk na ko sénégalais yi jëriñoo Macky Sall ni déet mook ñi mu àndal tumurankeel ñu dañoo yara dal ci ay njiit amuñu kenn ku ñu dimbali Sénégal dëkk yëpp a ngi defaruwaat lii xew nii dëkk yu bari mënoon nañ ci defaruwaat ñun ñu yaakaar ni dañuy am nouvel élan économique Macky du ñu diigal après mu ne kenn du ko fi waxee gis nga na rey Ousmane Sonko naa ci topp man waaye bu soobee yàlla mënaluñ ñu dara te lenn na ko xam ak lu mu màgget dina mës a dee te dina jàkkaarloog ma laa xel ma wut. Sénégalaise ñu ngi woo askan bi yëpp ci combat bi surtout la jeunesse parce que je pense que nous sommes dans un pays la majorité elle est jeune nous avons une population jeune 70% de la population est jeune donc tey nangu du ñu seetaan ñu jël ndaw moins de 50 ans qui est parti de rien mu jóge dans la basse classe sénégalaise
di ramper ba accéder tey fu mu accéder ci administration muy xeex dëgg di xeexal Sénégal ba ñu radier ko ba ñu génne ko fi mu ne mu continuer di xeex dëgg donc je pense que li may wax sénégalais yi lan la rek man je parle à la jeunesse waxuma ak waa 3e âge waxuñoo ak mag ñi on parle à la jeunesse injustice nag duñ ko nangu ci réew mi injustice duñ ko nangu ci réew mi Macky Sall moomu ko nous sommes dans une démocratie ce pays là n'appartient pas à Macky Sall ñun duñu ay doomam ñun duñu ay golom ba mu yor yetam di ñu dóor wala fu mu joxoon ñu topp ko lu ñu mayul Ablaye Wade nag duñ ko may moom il faut mu def ko ci boppam Macky Sall daxul jàng sénégalais yi Macky Sall amul diplôme bu sénégalais yi amul les gens ils souffrent lim ñu waxoon mooy rupture traque des biens mal acquis gestion sobre et vertueuse la patrie avant le parti du ma mës a fal sama famille par décret lim ñu waxoon yëpp defu ko il n'a absolument rien réalisé Macky Sall lu ñu bëgg nga xam ko mooy respecter sénégalais yi te booy wax ak sénégalais yi dinañ wax dëgg ñun duñu say doom vous êtes une institut moo tax ñu respecté la mais en tant que citoyen simple comme nous ñun ak yow ñoo yem ci réew mi ça suffit attaques yi ñuy def avec président Sonko dafa ñaaw jëm nañ ternir image am naan c'est un salafiste jëm nañ ternir image am naan day liggéey avec les mouvements ko ci mbedd mi Sénégal moo soxla boppam Sénégal kenn du ko jaay Sénégal kenn du ko saam Macky Sall moom la ñu wax pare nañ pour lépp nag pare nañ pour dee suñu bakkan yii bu ko soxlaa ñi jaay ko pour Sénégal nekk ci jàmm loolu moo ñu gënal nit la boo xam ne du demee benn yoon ak loi tapet bu yore arme la tapet nag su yore arme day yaakaar ne bu exécuté wut nit ñi rek nit ñi exécuté ko te effectivement dañ ko exécuté parce que dafa pare pour exécuter ñu kon ñu nit pare nañ pour tout pour exécuter ko loolu nag bu benn sénégalais daw bu benn sénégalais ragal rëbës bee sénégalais yi xajuñu fi pare nañ bu ñu bëggee lekk suuf ñu tubb suuf lekk waaye dañu def le tout pour Macky Sall dégage ak képp koo xam ne dafa nekk ci gannaawam ñun Sénégal yëpp nag pare nañ pour loolu yàgg nañ di ko suivre yàgg nañ di ko bàyyi xel ci ni muy doxee nit la boo xam ne dafa bëgg a akimoo Sénégal pour ne moom moomee fam la wala lu ko neex mu dogal dañ ko santoon pour mu gouverner mu ñëw par erreur te erreur boobu mu ñëwee woon jusqu'à présent moom la continuer di ko demee toujours erreur nit la koo xam ne rancunier la ku soxor la ku iñaan la saa buy def lu métti ci doomu aadama wala lu bon da ci ànd ak fierté Macky Sall mus ta def lu baax nga sentir ci moom ne mi ngi kontaan parce que kenn mus koo gis waaye lu bon moom saa bu koy def toujours yaa ngi noté ne mi ngi am courage yu loolu te mi ngi gën a sawar pour loolu nag université ñu ngi leen di oo jeunesse sénégalais ñu ngi leen di oo diaspora bi ñu ngi leen di oo góor jigéen mag ak ndaw nañ taxaw pour lii ñun ñoo ko mën a fajal suñu bopp kilifi diine yi nekk ci réew mi man mii ci guide chef religieux laa bokk ku place la pour wax li may wax nañ génn ñu wax cër bi ñu leen di jox ci Sénégal ñoom dañ ko war a xam ay malet tegul leen fii gis nga si Ahmadou Bamba dafa jihaad Cheikh Omar Fouti dafa jihaad El Hadj Abdoulaye Niass dafa jihaad ngir lan ngir ñi nga xam ne ñoo fi nekk pour yàq réew mi maam Abdou dafa jihaad dégg nga Gaynde Fatma dafa jihaad ñooñu dañ doon génnee seen làmmiñ ñu di ko wax ci politique gu Sénégal kon ñi fi nekk na mig muy xam muy Medina Baye la gëm a bokk moo xam muy Touba la moo xam muy Tivaouane la moo xam muy Omarien la na nit ñi génn na kilifa yi génn wax gis nga su fekkee ne loolu amut rey sa baay xew na fii nii ci kër sëriñ si dégg nañ ko Tivaouane jëkkee nañ ko li ko waral nag mer moo ko waral parce que dañoo seetaan jeunesse bi seetaan seen doom yi di lekk yaa ngi dégg di lekk seen i yàpp muy métti te amuñ benn yërmande ci njaboot gi kon nag njaboot gi duñu am benn ñoom yërmande ci ñoom na kilifa yi génn nañ wax Sénégal pour Sénégal la te toujours dafay rester nekk pour Sénégal duñ gis loo xam ne dafa injuste ñu nekk di ànd ak loolu te duñ ci nangu loolu déggeelee wuñ ko benn kilifa respecté wuñ ko benn kilifa yi nañ génn chef religieux yi ñoom laay wax message bi pour ñoom la nañ génn parce que lii lépp lu njàkk ñoom ñooy njàkk maladie ñoom la képp koo ci dem këram comme palais te liggéeyoo tous yaa ngi dégg ñii liggéey néegu ñax yu sen la ñu am yaa ngi dégg amuñ sax lu baax lépp mi ngi ci ñoom
amul dara loo xam ne taxaw nañ pour bu xeex jotee ñu xeex waaye lu dul ne ñu ngi lëkkaloog état bu jubut bu jaarul yoon dañ koy jaarale yoon Sidy Lamine Niass loolu la dund loolu ci loolu la dee kon ñu ne de pare nañ pour loolu dégg nga réew mi suñu réew la keneen moomu ko ci àll ba ñëw duñu koy defaral ñoo koy defaral suñu bopp pare nañ pour lépp nag. waaw Omar ni nga ko gisee rek ñu ngi fii buntu kër Ousmane Sonko ni nga ko gisee nii gis nga safara saa ngi noonu gars yi taal nañ barricade fépp parce que auto police bi def na ñaari vague ñaari yoo xamante ne tey day jaar jéem a fay ndox bi gars yi xëy ak ñoom gis nga Omar oto bële nga gis ne la muy tàkk ne le vraiment lii nekk na lu da waar fii si buntu kër Ousmane Sonko gis nga militants yi sympathisants yi partisans yi ni ñu ko mën a waxee rek les patriotes tey ñëw nañ wuy si ki nga xamante ni tey moo wuy si Ousmane Sonko ci xeex bi nga xamante ni tey Omar moom la ñuy xeex waaye nag foofu moo am ay dommages gis nga oto yooyu noonu ñu tàkk ak oto yële si ginnaaw nga xamante ni tey oto bi nga xamante ni tey moo di oto ndox bi Omar moo leen fël gis nga ko ni ñu yàqoo nii vraiment mu nekk lu doy waar loo xamante ni tey askan baa ngi koy dund waaye ñi nga xamante ni tey ñoo di njabootu Ousmane Sonko ñoo ngi koy dund Omar